maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës Abdoul Mbaye ak Birahim Seck war a jàkkaarloog doyen des juges tey jii Samba Sall wéy di déglu seede yi ci coowal Petro-Tim kuréel société civile yi di naqaru anam yi ñu dàq élection locale yi teewul ñu sàkku nguur gi fexe ba yooyu élection am gën gaa yéex weeru juin atum 2020 réseau Siggil Jigéen di ñaawlu jigéen ñi ni faat bi ci mujj xewe ca Touba waa Siggil Jigéen bëgg nguur gi baral mbir yi ci sart bi tengal daan yi ci wàllum siif jigéen wàllum gàmmu gi ministre bi yor njënd meeg njaay mi ne xam ne lépp dina doy ci marchandise yi Aminata Assome Diatta demoon ca Kaolack daañu ca xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestu ne ci ay faram-fay mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yu suba gi dañ koy door wàllum yoon ak nag coowal Petro-Tim doyen des juges Samba Sall way di déglu ay nit ñoo xam te ne jàpp nañ ni seddale ci mbir mi tey ji nag ci talaata ji daañu dina déglu moom Samba Sall ki nga xam te ne mooy Abdoul Mbaye ne woon fi premier ministre jiite parti bi des actes buñ ci noppee tamit keneen ku ñu war a déglu tey jii di Birahim Seck jiite kuréel gi di Forum Civil ñu fàttali ne démb député Mamadou Lamine Diallo Babacar Mbaye Ngaraaf ak Mamadou Moutbane ñoom nag le doyen des juges jotoon a déglu ci coowal Petro-Tim nga xam te ne tëdd nañ ci Aliou Sall ak homme d'affaires bi di Franck Timis wàllum yoon ak kuréel gi di xeex ak yelleefu jigéen ñi di Siggil Jigéen ñoom nag ñaawlu faat yi ni faat jigéen ñi ci Sénégal nee na nag mbir yi mi ngi tàmbali di jéggi dayoo tax nag ñu bëgg ci nguur gi mu daal di baral sart bi nga xamante ne mooy loi bu ñu yóbbu ci assemblée nationale ngir nag ku siifati jigéen ñu jàpp ne da ngaa faat nit ñi réseau Siggil Jigéen bëgg tam ñii di kilifa diine dugal seen loxo ci xeex bi Oumar Mbow. réseau bu Siggil Jigéen mënul woon bañ a ñaawlu faat bi ñu faat Khady Seye fan yi ñu génn ca Touba loole ñëw yokk ci lim faat yi ñu faat jigéen ñi atum ren ji lu ëpp tuuru di yuuxu njiit la Safiatou Diop. ci at yi mujj yi sàkku gi ak rey gi dafa doon phénomène boo xamante ni ñun ñëpp la jaaxal ñetti weer yi daanaka mën nañu wax ni lu mat juróom benn jigéen daanu nañu rey la topp ci di leen sàkku ci lu leen neexul ak di jël seen alal jaaduwul ñu ne loolu nag doon na lu ëpp parce que mënatuñu toog di ko muñ jigéen yooyu bokk ci bile réseau di woo njiitu réew mi ngir mu gën a baral liggéey bi jëm ci teg loi sur la criminalisation. li ñu koy ñaan moo di lu baax soo ko naree da nga ciy gaaw mu wax service am yi ak état ñu gaaw ci décision yooyu nga xamante ni jël na ko ñu teg projet de loi bi ci table assemblée nationale ñu gaaw voté. ñooñee ñu jàppee ay àndandoo ci faat yi ñu faat jigéen ñi réseau bu Siggil Jigéen di artu famille yi ngir ñuy faral di weere jëfkatu ñaawteef yooyu. responsabilité famille sénégalaise dafa doon loo nga xamante ni lu rëy la lu feeñ la ci phénomène bii di viol bi ak violence yi ak métital ak xoñoñal jigéen ñi ak ndaw ñuy ñaan famille yi ñu jëlaat seen responsabilité dellu si ci yar bi. Safiatou Diop ak ñi mu àndal jàpp ne kilifa diine yi itam war nañu wax ci faat yi ñuy faat jigéen ñi rawatina ci mawlid bi ñu jublu. Oumar Mbow ca Touba fu ñu nemmeeku ne gone yi nga xam te ne dañuy faatu ci mbalka ndox yi ci biir kër yi mi ngi tàmbalee bëri ci ñaari weer rek lu toll ci ñetti xale faat nañu gannaaw bi ñu daanoo ci mbalka jaar fa ñàkk seen bakken tax nag ba askan wi di ci am tiitaange reportage Maxema Diop. mbànd ndox yi ñuy nemmeeku ci biir kër yi di lor tu tonk yi ñu ci bëri di ci faatu fii ci Touba bu ci mujj rek mu ngi xewee foofe ci quartier bi ñu tuddee Daaru Marnaan ci kër gi boo duggee bassin ndox bi mu ngi nekk ci sa càmmoñ Soda Diop ñu fekk ko muy sibat ceebam ci bassin boobu mu ñuy xamal ni jël nañ seen ay matukaay yépp ngir fàggu ci mbir moomee. waaw kii ñu ngi koy bàyyi xel daal di ko tere xale yi pour ñu bañ cee nekk di tànka yoo di leen rootal ndox ñuy naan di leen surveiller. kii moom ñu ngi ko fekk ci mbedd Touba yi mu ngi jaay fondeem mu ñuy xamal ni am na mànd ndox yooyee ca këram waaye leer na ko ni mu ngi lor ay tout tonk yu bëri. mi ngi lor moom dëgg yàlla mi ngi lor waaye bassin yi mënut a ñàkk ndax Touba boo amul bassin rek doo am ndox. ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku fii ci Touba ñàkk am bassin ci sa kër óorul ki ñu xamal loolu di xale bu góor bi moom sax mu ngi denc ci turam. Touba moom bassin dafay mënta ñàkk comme bu màggal Touba amee ndox day manqué même bu màggal amul ndox day manqué fokk ñu yor ay bassin waaw kii moom buñ ko duyee moom ba mu fees dañ koy tëj
xale du ci dem. Mouhamed moom mu ngi ni xamal rek ni deful lenn lu dul tocc bassin wam bi nga xamante ni këram la nekkoon lépp rek ngir bañ lor ay tout tànkam. fi mu nekk nii moom robinet moo fa nekk ci la ñuy jël liñ soxla lépp. waaw parce que bassin nag bu nee ba mu di faat ay xale yu mel noonu foog naa bàyyi ko moo gën. ñetti tout tànk faatu ci bassin yooyee lu matul ñaari weer ñi nga xamante ni ñoo ñooy yeewoo fii ci Touba di am njaxare ci lu ni mel Marema Diop fii ci Touba RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal juróom benn minute way ci xibaar yi wax ci leneen wàllu mbay mi ak mbootaay gémb baykat yu nekk ca diwaanu Kaffrine ñoom nag am njaaxle ci yeex tàmbali gu campagne njaayam gerte mi ñu bëgg nag nguur gi daal di baral mbir yi ubbi traite gerte gi ndaxte li ñu nemmeeku jamono ji moo am na baykat yoo xam te ne ñu ngi mbapat seen gerte ci luuma yi Omar Ndiaye. fii ci diwaanu Ndoukoumane rawatina baykat yi féete ci bëj Saloum Kaffrine tàmbali nañoo jëfandikoo bu baax li ruusoo ci mbay mi lu ñu mel sax moo tiitloo secrétaire général baykat yi mu gis ne ñu bëri ci ñoom jamono ji tàmbali nañoo mbapat seen gerte gi di ko jaay ci luuma yi. Cheikh Tidiane Cissé. lépp luñ jiwoon lépp ñor na ba ñee ngi witti ñii ñu ngi koy gas am nañ yaakaar trop ci nawet bu baax a baax waaye léegi suñ problème fi mu nekk nii daal mooy njaay mi parce que njaay mi kenn umpalewul ne at yi yëpp dañ am problème mu njaay te tey jii ñu gis ci luuma yi dégg nga maam gerte gi commencé di génn ngande gi muy luuma jamagaaju ñu ngi koy jaayee 250 francs muy le 2 novembre misra ñu koy jaayee 300 francs wàkk ngóor na dégg nga maam suñu membre nee nañu ñu ngi koy jaayee 250 francs yëpp nañ fa camion donc loolu dafay nekk suñ tiitaange. muy xamle ne jamono ji jot na ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi mu woo acteurs yi ñu mën a taxawal prix gerte gi ndax lii jot na. li ma jaaxal mooy peut-être dañu am ministre bu nga xam ne mathématicien la mën na am dafay factoriser affaire yi léegi nag ñu ngi demander aussi président mu impliqué aussi situation bi pour moom itam wax ci parce que bu ci waxul vraiment baykat yi mën nañu dem ba nga xam ne parce que man xam naa ne prix bii ñu fixé ale da nga am di ko jaayee mun na rës te xam nañ opérateurs yi ni ñuy doxalee xam naa ne umpale nañ ne fi mu nekk nii gerte gi ñu ngi koy commencé di jaay. campagne commercialisation bi fii ci diwaanu Ndoukoumane xel mënees na cee dal ndaxte jamono ji gerte gi fees na rawatina dugub ji ak mboq mi waaye nag ñu féete ci bët gànnaaru Kaffrine nawet bi xaw na faa gàll gaucher li ñu jot ren ci ndox dafa néew lool. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye gannaaw mbay mi ñu wax ci càmm gi ak ministre bi ñu ko dénk démb ma nga woon ca Mbacké te fa nag benn CRD bu jëm ci waajal bés bi ñu jagleel ci Sénégal càmm gi bés boobu nag ñu nag màggal ñaar fukki fan ak juróom-ñett maanaam 28 novembre bi ñu nekk ren nag tom di jëm ci fexe daal ba nag di bay ñax ba nga xamante ne jur gi dina am lu mu dundee dañ ciy déglu ministre Samba Ndiobène Ka ci micro Mahema Diop. thème bu ren bi promotion des cultures fourragères mooy ñaax nit ñi ci béyum ñax ñaareel boobu dolli amélioration génétique du cheptel mooy fexe ba suñu jur gi li muy produire ci meew mu yokk li muy produire ci yàpp mu yokk xar bu doon am 10 kilos mu dem ba am 180 kilos du jaaxaan loolu lu mooy amélioration génétique dañ ne ci ñaar thème yooyu nag suñ ko boolee war nañ caa mën a càmbar làqarti loo xam ne dina mën a nekk liggéey ngir ndaw yi liggéey ngir jigéen ñi parce que dañu ne jigéen ñi suñu amee seen autosuffisance rek seen autonomie rek mën na ne kër gi day dox moo tax président de la république def ne politique bu ngeen di mën di mettre en place ndaw yi nañ ci am place bu am solo waaye jigéen ñi aussi nañ ci am place bu am solo ci wàllu li nga xam ne nag moom mooy suñu thème bi li ñu bëgg mooy ëllëg ci biir ñu mën accompagner promoteurs yi ak képp foo mën di jóge ak foo mën di bokk ñu mën la accompagner ci sa projet bu dee ci culture fourragère nga bëgg a def ñu mën la ci accompagner ba ëllëg ci biir nga mën caa gis sa bopp ci fànn yëpp. mu nekkoon Samba Ndiobène Ka di ministre bi ñu dénk càmm gi wax ci wàllum diine ak Mawlud Nabi guddik Yonent bi ñu koy waajal ñu war ko màggal nag samedi fële ca Kaolack nag ñu ngi ci wàccaay yi tax sax ba ministre bi yor njënd ak njaay Aminata Assome Diatta ne woon fa démb moom nag xam na ne nag lépp nag matuwaay nguur gi jël na ko ngir marchandise yi jàppandi ci askan wi Senelec tam ni jël nay matuwaay ngir lépp jaax yoon ci xew-xew
bi Ibrahima Diamé. amul benn jafe-jafe ci wàllu approvisionnement marché bi jamono ji ñu dëgmal kon lii di gàmmu bi assurance yi nag ñu ngi tukkee ci kii di ministre du commerce Aminata Assome Diatta defoon doxum nemmeeku ci magasin de stockage yi wërale marché central bu Kaolack ginnaaw nag bi mu fa jógee la daal di ko xamle ci kër xalif général bu Medina Baye. donc bu ñu jubloo ci événement yu toll nii comme gàmmu gi jaadu na ku ci nekk ci sa secteur nga dem xool ndax lépp li nga xamante ne état war na koo def nañ ko donc tey jii bi ñu xëysee dañu dem ci marché yi xool ndax produit yi fi nekk dina mën a doy ci gàmmu gi alhamdulilah bi ñu ñëwee gis nañ ni commerçant yi jël nañu matuwaay yëpp amuñu problème pour approvisionner marché bi te bu amee stabilité boobu dañuy am tamit stabilité ci wàllum prix donc mu nekk loo xamante ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. jamono jooju itam kii di directeur général de la Sénélec di Pape Demba Bitèye moom itam mu ngi doon def doxum nemmeeku ci kilifay diine yi ngir wax leen dispositif bi nga xam ni waa Sénélec engagé nañ ko pour mën a joxe courant ci anam yu mucc ayib ci biir événement bi de. bu ñu ñëwee nag li ñu fi gis dal na suñu xel ndaxte yàlla def na tey Kaolack bi mun nañ ko alimenter à partir de Kahone mun nañ ko alimenter à partir de Fatick mais mun nañ ko alimenter aussi à partir de Touba te alimentation yëpp bu ci nekk attan na ville Kaolack kon boog yaakaar nañ ne bu ñu yàlla defalee sutura ak jàmm gàmmu gi duñu ci am problème courant. mu mel ni kon kilifa yi tàmbali di def seen doxum nemmeeku taxaw nañu rek ngir lépp jaar yoon ci organisation xew-xew bu mag bile mu tombe nag waa Medina Baye ñu ngi raxas jumaay di setal mbedd yi ngir mën a dalal junni taalibe yi fi teew at bu jot Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé Tiwaawan tamit di waajal gàmm gi Mawludul Nabi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci loolu sax xam na délégation yenn parti ci opposition bi dañ leen fa teew naka tey jii bokk na ci nag délégation boo xam te ni Idrissa Seck dina ci bokk naka noonu tam dikkee ñoom Issa Sall Malick Gakou ñoom tey jii ci talaata ji war nañ dem Tiwaawan ñu fàttali na ñoom nag bu laa yàgg am na yàggul dara am na kuréel gu bees gu ñu taxawal gu leen ëmb ñoom ñooñu fare ci kujje gi ñu nar a nekk siyaare ji xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ñu fàttali ne démb njiitu réew mi président Macky Sall demoon na foofa ca Tiwaawan na wax lu soxal wàllum politique ak société civile bi yëngu ci wàllum élection ñoom nag ànduñu ci anam yi ñu dàqee woote local yi ñu jàppoon benn fan ci décembre bi ñu dëkkmal nee na nag liñ ko dàqee tegawul ci yoon teewul nag ñi ngi sàkku ci nguur gi mu fexe daal ba app gi di ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru juin atum 2020 ñu bañ koo génn sàkku nañu tamit ñu fexe ba lii di càmbar fichier bi ñu tàmbali ko gën kaa yeex ci weeru novembre bi laata muy jeex dem lañ ci doon jël ak taskatu xibaar yi ci teewaay Mamadou Maba. projet de loi bi ñu adopté ngir dàkkati élection locale yi waaye bi yoon ba jëmmi jamono neexul benn yoon société civile Sadikh Niass di secrétaire général RADDHO moo yor seen kàddu. dafay salfaañe suñu ay principe ak yoon day salfaañe li nga xam ne moom mooy ak yelleefu doomu aadama ci réew mi muy citoyen dafay salfaañe tamit li ñuy wax suñu constitution ak li nga xam ne mooy sart buy doxal kuréel yi ak gox yi goxaan yi di aussi salfaañe code électoral bi nga xam ne ci lañ tënk élection ci réew. loolu tax ba tey société civile jug ngir woote waxtaan jug ngir fàggandiku jug itam ngir digal nguur gi mu jàpp élection yi ci date bi nga xam ne report bi du romb at. ñuy recommander ñu def élection yi nga xam ne mooy départemental ak municipal lu mu gën a yéex ñu def ko ci 28 juin 2020. élection février 24 février yi passé xayma boobu ak audit fichier bi war nañ ko mun a def lu mu yéex file ak fin novembre. organisation société civile yi bëgg ñu tënk calendrier élection gox yeeg goxaat yi ñu def ko ci sartu ndeyu réew mi ba kenn dootu ko mën a soppi. RFM Sport. 8h tegale fukki minute ak ñett xibaaru tàggat yaram Malal Junior Diagne lañ ci àndal Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi la fay Alaaji Njóob. loo ko tàmbalee. noo ko tàmbalee ak wàllu bit si soo ko mooy football yi si boori géej ga gayndek Sénégal yi war a teew ca coupe du monde ba ca Paraguay ci weeru décembre ji ne daal lañu bëgg mooy fexe ba bokk ci ñeenti équipe yi gën a xarañ ci àdduna seen càkkuteef googee am nañu kon xam-xam ak itam mat goo tax nu war a am googee càkkuteef ndax itam fu ñu jaar yi bu ñu ko xoolee daal war nañu mën a diir foofa Ibrahima Ndiaye Chita di kenn ci kilifa basis bi ci sokka bi ci mim réew moo ko wax Youssouf Bodian. équipe nationale bi préparation bi ñu am ren ji musuñu ko am vraiment loolu dañuy remercier la fédération dañ ci def les moyens qu'il faut pour mettre l'équipe bi ci ay très bonnes conditions de préparation gis nga li ci des nii man nii nee naa leen man gëm naa ne war ngeen a mën a jouer final bi ba gagné ko man moom laa gëm te li ma gëm aussi moom la xale yi def seen bopp tactique technique ak physique ça y est c'est fini maintenant problème du discours la rek mentalité bi ñu xamal leen ne da ngeen war ngeen mën a dem gagné yi c'est juste 3-4 matchs nga final
mais lu musul am Afrique laa wax équipe bu Afrique bu dem demi-finale mais yéen il faut écrire l'histoire des fois aussi liggéey bi du doon rek di daw si suuf si wala yi des fois aussi bopp bi il faut ñu am lu ñu ci dugal ba nga xam ne bii ñii dinañ xam ne ñii wax nañ ñu lii mooy yaakaar bi waxuma sax Sénégal am Afrique am ci Sénégal yaakaar boobu la ñuy bañ mu tas entraîneur bi wax na ko waxaat na leen ko nee leen ñun soxlaawuñu quart de finale sax lañ soxla man personnellement man finale laa soxla ci loolu laa ne donc ñoom it ci loolu la ñu nekk parce que ñun nee naa leen ko parewul fi lañ lay bàyyi même si on y va avec 4 jours on le fera mais ceux qui ne sont pas prêts d'abord mentalement parce que il faut que ñu xam ba xam ndax yéen ñi pare ngeen wala parewul ñun xam nañ ko parce qu'on a joué au football mais ñun caaxaan anduñu fi sinon on reste chez nous mais da ngeen fi ñëw pour au moins relever des défis un défi c'est énorme ce que nous voulons xamal leen ne dernier objectif bi léegi c'est la coupe du monde. loolu mooy dëgg booy yéeg moom yeggal ca ñoom baxtal ga moom mooy dëgg yëf yooyu dinañ ko tàmbali boobu la coupe du monde ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wii nu ne bu jeexal ko ci benn fan ci weer wu mujj ci at mi yëf yi nag Sénégal dina ca bokk ak waa Biélorussie poule Émirats arabes unis ak waa Russie bu ca génnee soobu si ñaareel bi tour Salif Sané doomu Sénégal buy football la ci gazon opéré nañu ko démb ca Allemagne ndax dafa amoon ab gaañu ci zone bi ne du mën a bokkati ci joŋante Sénégal yi war a am ci weer wi diggante Congo ak waa Eswatini nag dinañu seet kan moo ka utu ca postam googa xale bi démb leen ko opéré ca Allemagne lay football opération ba jaar na ci yoon bitim réew ba léegi ci la ñuy des wax beneen sénégalais wala yeneen i sénégalais sax mooy di ñoom Sadio Mané ñoom danañu dalal tey ji ca Anfield mooy seen stade ba équipe bu Genk mu jëm si ñeenteel bi ngoon bu nu amal Ligue des champions ci wàllu groupe ba yooyu ci groupe E ba ñee na Napoli Kalidou Koulibaly moom fa lay football dina dalee ak waa Red Bull Salzbourg ci groupe ba Napoli jiitu benn poñ la rawee Liverpool ñii am juróom-ñaari poñ ñii am juróom-benn ca gën na groupe F foofa Dortmund moo fa laaleeg Inter de Milan jongante la bu nar a toj ndax ñaari équipe yooyu dañoo nekk ci farmu guddi yu ñu toll nii Barça ca stade ba di Camp Nou fa lay dajanteel ak waa Slavia Prague Barça nag moo jiitu ca boobu les groupe topp ca moom Inter de Milan ca groupe G ne Zénith Saint-Pétersbourg ak waa Leipzig noonu la ma Babacar Fall jàngalee ci suba si Lyon ak waa Benfica Lisbonne ñoom daanu amal seeni jongante bu ñu ca noppee Valence laaleeg waa Lille loolu boori 20h la Ajax d'Amsterdam moo jëm ca Angleterre fekki waa Chelsea ca Stamford Bridge mooy seen turi stade la des daanu ko yëgali bés ni ëllëg nu jeexal ak wàllu basketball xayma saison bi gannaaw ba nu finale ci góor ñi coupe du Sénégal ba yëpp yi wala di ni këng président fédération bi di Me Babacar Ndiaye am na lu mu ca defam njàngat ci micro Youssouf Bodian. ci am solo mooy nit nga def sa devoir tey def nañ suñ devoir moo doon organiser compétition yëpp si góor ak si jigéen saison bi gudd na mais loolu du si suñ toobare parce que ni ngeen ko xamee dañuy jox afro basket à la dernière minute après ñu waroon dem coupe du monde loolu bu mu amee la solution c'était mooy ñu suspendre globalement boo xoolee les 3/4 des clubs concernés étaient d'accord yeggali nañ saison bi si jàmm loolu moo si amoon solo may sant ñëpp di gërëm ñëpp calendrier bi par exemple ça c'est du domaine du comité directeur moom mooy ñëw ñu def ci appréciation saison bi dégager perspective bi demander à la direction technique de nous faire une évaluation de la saison ma defar ne aussi benn perspective ñu xool ban formule est-ce que dañuy reféraat la même chose mais est-ce que dañuy jéem a fexe retard bi nga xam ne nii am nañ ko nan lañ mën a defee benn formule bi nga xam ne nii dinañ am un bon championnat tout en essayant de combler retard bi nga xam ne nii am nañ ko mais loolu yëpp du décision président proposition comité directeur la après décision comité directeur. tabarkal alaaji Diagne kon woy wi daan na léegi jaajëf mën ngaa dem lu jënd sa bopp xewlu ndéego mën ngaa ndekki ana yëf yaa ngi ci biir tabarkal ba pare waajal yoon wi incha allah rabbi waaw kon bismillah kon ba ci kanam incha allah ak RFM kumpa jeex na yegg si léegi ci wàllu aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Ndati Diop dal leen ak jàmm tey jii ci suba la ñuy ubbi salon national bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu art visuel cérémonie officielle bi ñu jàppoon ko ci galerie nationale dàq nañ ko ba ca grand théâtre tey jii ci suba lay doon ci teewaayuk njiitu réew mi Macky Sall. Gorée Diaspora Festival ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bii lay doon ñu ciy waxtaane lépp lu aju ci wàllu ko île de Gorée tarixam ak lépp la ca aju mu di édition boo xam ne tamit nañ ci sargal bu baax a baax ndem si yàlla Joseph Ndiaye mi nekkoon conservateur bu maison des esclaves waaye tamit kii di capitaine Mbaye Diagne nekkoon casque bleu bu Sénégal ñàkk bakkanam fële ci Rwanda Abdoulaye Diop ma nga woon ca conférence de presse bu kuréel gi doon amal
si juróom-ñeenteelu édition bu Gorée Diaspora Festival ay coppite yees dinañu ko indi suñu sukkandikoo ci Augustin Senghor di maire bu Gorée nekkit njiital festival bi. dañuy organiser li ñuy wax Noche Blanca guddi boo xam ne dañ koy jagleel animation musicale ren beneen beesal bi mooy dugal nañ ci sport dañuy def yendu boo xam ne indi ay plat yoo xam ne yeneen réew la jógee ci biti ñu échanger ak ñun suñuy plat. leneen lu yees ci at bi mooy delloo njukkal bi ñu nar a delloo njukkal ki fi nekkoon conservateur maison des esclaves. njëkk mooy suñu papa Boubacar Joseph Ndiaye ñëpp ràññee na ko at bii mooy fukkeelu at bi mu génn àddina ñaare ñu koy wax capitaine Mbaye Diagne kooku tam dinañ ko rendre hommage ñu jeexal aussi si ki nga xam ne mooy ki ñuy wax Ndiouga Dieng woykat bu ñëpp ràññee la. exposition ay panel ay projection de film dinañu fës lool ci ilub Gorée gi diirub ñetti fan réew Cuba nag mooy invité d'honneur édition 2019 bu Gorée Diaspora Festival. VIP sañse di production bu yees bi nga xam ni moom la maison production Pikini daal di taxawal samedi ji ñu génn lañ doon amal lancement officiel bi mu di ab film boo xam ne nii day wax ci wàlluk sañse rawatina gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàlluk liggéeyuk tailleur Sénégal. Aliou Ndiaye moom mooy directeur de production bi. VIP sañse ak sitcom la sitcom mooy film boo xam ne en général décor yi du changer ci même décor bi plus ou moins la ñuy toog film bi nag décor bi ñuy toog mooy décoru boutique bu ñuy jaayee tissu donc li ñu bëgg mooy wane monde jet setu Sénégal monde la boo xam ne ñi ci nekk souvent dañu bëgg a wane seen bopp dañuy bëgg a wane li ñu am dañu bëgg a wane li mu ñu mën donc ñu ne nañu def benn film boo xam ne boutique tissu mooy doon décor principal bi mu am ay personnages yoo xam ne dañuy permettre ñuy présenter le monde de la jet set sénégalaise à travers la vente de tissu à travers les tenues sénégalaises. maanaam jet set sénégalais li ñu doxalee mais aussi tailleur yi tamit liggéey bi ñuy liggéey ñu jëm ko valoriser. waaw parce que ci la bokk aussi parce que ku ne tissu ne ñaw ku ne ñaw ne tailleur. rendez-vous boo xam ne ni daanu ko amal ëllëg ci àllarba ji ca Tëngéej di li ñu duppee gingembre littéraire de ay waxtaanu weccoo xalaat ci wàlluk littérature ak wàlluk philosophie ci xët wi ñu duppee vivre ensemble. dëkk yi di Tëngéej Ndakaaru ak Ndar Géej ca lañ koy amalee juróom-benni fan juróom-ñetti fan ak fukki fan ak ñett ci weeru novembre bii gingembre littéraire di loo xam ne nii ëttu yéenekaay bi di continent premier nekk ci Genève moom moo ko taxawal